moo lëmbee àddina fi mu ne nii loolu mooy épidémie mais diabète ak hypertension ak feebar yooyu ñuy wax ne feebaru giiru dund boobu ñoom daawuñu wax ne épidémie ci kii mais dañu seetlu ne feebar yooyu bëri na ci àddina bi bëri bi nga xam ne mel ni dem ba nuroog sax feebar buy wàlle ba tax na ñu naan épidémie de diabète léegi waaw ndaxte dafa bëri loolu dañ ko seetlu ci àddina bi yëpp seetlu ko itam ci suñu dëkk yi parce que ci njëlbeen ba dañ daan wax ne diabète ñi mu yàpp mooy ñi nga xam ne dañu am doole mooy dëkk yi nga xam ne dañu riche les pays riches foofu lañ ko doon seetlu waaye ci jëmmi jamono yi ñu toll gis nañ ne diabète bàyyiwul kenn ku am xaalis ak ku ñàkk xaalis te suñu dëkk yi dafa mel ni foofu sax la yokkute bi mu nar a gën a rawee. tey bu ñu ñëwee ci xayma ci àdduna wërngal këpp joxe nga yenn ci ay xayma mën nañ ci dellusiwaat ci xayma bi bu ñu doon xayma tey jii diabète ci àdduna wërngal këpp lan la ñu mën a wax ak spécifiquement au Sénégal. waaw léegi diabète biñ ko seetee ci àddina dañu ne fi mu ne nii moom ëpp na 243 millions ay nit yi nga xam ne dañu am diabète ci àddina waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy experts yi liggéey ci kuréel bi nga xam ne kuréelu àddina bi nga xam ne mooy saytu affaire diabète daal di ne bu ñu toogee ba atum 2045 diabète dina yokku 53% mooy juróom fukk ak ñett pour cent ci bu ñu jëlee téeméeri nit yu nekk dina am juróom fukk ak ñett yi nga xam ne dañ ci am diabète loolu ci dëkk yi nga xam ne dañu bëri doole ñu ne ci dëkk yi nga xam ne nag dañoo xaw a néew doole fa la yokku bi di gën a ëppee ndaxte ñoom au lieu de 53% diabète dina yokku ca 143% mooy ñetti yoon la ñu gis ci àddina bi foofu ci dëkk yi nga xam ne dañoo néew doole fa la diabète di gën a yokku. bu ñu ñëw ci Sénégal centre Marc Sankalé bi ñu ko taxawalee en 1965 mën nga dellu soit ci xayma yi fa amoon ak xayma yi am léegi. waaw ba ñuy doog a ubbi centre Marc Sankalé dañ daan gis ne at wu ne danañ ci gis ñaar téeméeru diabétique yu bees yi nga xam ne xamuñ leen woon ñaar téeméer at mu ne ñu dem a dem yëf yi di yokku ba depuis les années 2000 gis nañ ne at mu ne dina mët ñaari junni mooy 2000 nouveau cas yu bees ci diabète loolu di wane di firndeel rek ne diabète mu ngi yokku lu bëri ci suñuy dëkk bi. tey jii ngeen def exposé bu am solo jëm ci diabète maladie non transmissible yi ak Covid. tey jii ku am diabète yan risque la mën a am jàpp feebar bi. waaw bu fekkee ne da nga am diabète nag Covid moom ci yow la gën a mun a lor ndaxte diabète bu ànd ak Covid. dañuy nekk di jaayante doole xëy na di gën àndandoo di yàq daal maanaam complication yi ci diabétique yi lañ ko gën a seetlu d'ailleurs bu ñu gisee ñi nga xam ne diabète Covid yëg na seen bakken yëpp ci diabétique yi ak ci hypertendu ñi nga xam ne dañoo am tension bu yéeg ci ñoom la ëppee moo tax ñi nga xam ne dañu am diabète war a gën a góorgóorlu pour moytu feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax Covid. charge bi ci naka yan ngeen ci gën a maanaam yan moo ci gën a war a fës. dañuy ñaax diabétique yi mesure barrière yi nga xam ne ministère de la santé tàyyiwul ci di leen ko fàttali ñoom ñu gën koo respecté ndaxte bàyyi sa loxo moom mooy waral yenn feebar bi mun laa lor ku seetlu rek la xew ca Inde fi mu ne nii xëy na dañoo bàyyi woon seen loxo ci feebar bi mu xaw a wàññeeku seen xel dal moo tax feebar bi fi mu ne nii dem fa ba jéggi dayoo loolu nag ñuy bañ mu agsi si ñun ñu ne bu fekkee ne am nga feebar yooyu nga xam nañ ne Covid yow la gën a mun a lor ñu ne del gën a góorgóorlu vaccination bi nga xam ne ministère bi gouvernement bi teg na ko en place ñu ne ñaax diabétique yi ñi nga xam ne dañu am tension ñi nga xam ne dañu am feebaru giiru dund ñu daw ñu vacciné wu d'ailleurs ñoom lañ jox priorité ci vaccin bi rek pour protéger leen te bu fekkee ne feebar bi dal la na nag bu fekkee ne dañ la war a jël en charge nga topp ndigalu médecin yi ndaxte loolu yëpp ci aar complication yi la bokk. bari na ñoom diabétique yi luñ leen di prescrire insuline. insuline lan mooy maanaam taxawaayam ci feebaru diabète bi. insuline nag dafa nekk li nga xam ne dafa am benn organe bu koy defar ci suñu yaram di ko sotti ci deret bi loolu nag mooy tax ba bu ñu lekkee suukar yëf yi daal di suukar soosu daal di wàcc ba daal di normal loolu mënti lekk ci suukar bu sa pancréas di fonctionner normalement di defar insuline dana ko wàcceewaat ba
ci normal léegi nag pancréas boobu mun na feebar ba defaratul insuline wala muy defar insuline waaye insuline boobu daal xaw a nekk insuline bi nga xam ne amul qualité ba ca war bu ko defee suukar soosu daal di des ci yaram bi daal di yéeg waral diabète. lan mooy facteur favorisant wu diabète. facteur favorisant wu diabète moom mun nañ ne buñ ko saytoo dafa am facteurs yi nga xam ne ñun mënuñ ci dara mooy l'âge parce que looy gën a avancé en âge boo demee 40 ans jëm kaw feebar yi mel ni diabète ak yeneen gën la yab nga am papa wala yaay wala mag wala rakk bu am diabète kooku tam diabète ci yow lay gën a yomb mais dafa am ay facteurs yi nga xam ne ci suñu defin la mooy lekk bi nga xam ne sellul lekk suukar bu bëri lekk lu niin torop lekk lu bëri xorom loolu dafay indi feebaru diabète ak feebaru tension ak feebaru niinaayu deret yooyu yëpp nga xam ne baaxul ci nit dina nekk aussi ci ñàkk tàggat yaram lekk rek toog buñ ko seetloo sax diabète ci dëkku taax yi la ëppee ni que ci dëkku àll yi ndaxte dëkku àll yi ñooy gën a tàggat seen yaram ci liggéey bi ak ci dox bi que ñun ñii nga xam ne xëy na ci biir ay bureau la ñuy toog suba ba ngoon lekk lu niin ba pare tëdd nelaw waaw dina tamit nekk ci ki nga xam ne dafa yar yaram lool parce que dañu ne yaram bu ëpp moom baaxul ci kenn mais rawatina nag ci ki nga xam ne moom diabète mu ngi raam ci moom donc ñooñu yooyu yëpp daal dañu nekk ne ay facteurs yi nga xam ne la dafay favoriser maladie bi ñëw ci nit ki. ñu gis ne diabète dafa lëkkaloo ak tension en général. lan moo waral. dañ leen di woowee ñoom la ñuy wooyee groupe des maladies cardiovasculaires diabète tension niinaayu deret yaram bu ëpp ci nit yooyu yëpp dañuy faral di ànd moo tax ba ku ci am benn ci feebar yi da ngay gis boo demee ci këru docteur mu daal di seet yeneen yi parce que xam nañ ne dañuy faral di ànd. est-ce que yaakaar ne il arrivera un jour que garabu diabète am. garabu diabète dafa am ba pare garab bi koy dindi ba ñu ne amatuloo diabète loolu lañ gisagul loolu moom amagul waaye ñu ngi saytu waaye garab bi nga xam ne da koy équilibré ba complication aar la ci complication yi loolu moom am na. aleykum salaam. tey alliance nationale sénégalaise de la lutte contre les maladies non transmissibles dañ doon def benn conférence di wax ci Covid diabète. ak yenn maladies yi nga xam ne dañ ay maladies yi nga xam ne corrélation maladies yi nga xam ne day nekk maladie non transmissible ñu defoon ko ci seen biir commune en tant que maire ban sentiment nga am. Sentiment de satisfaction la ci am lu baax la pour population yi parce que ñi ñëw ñi tey dañu yee ci lu bëri yee ñu si diabète nan lay juddoo si nit yéenu si comportement diabète si yaramu nit. yéeñu ci diabète nan la mën a ànd ak yeneen feebar ba lor nit ki mu nekk loo xam ni lu am solo la si nga xam ni tey Covid 19 bi ak nan la comportement diabète di am ci feebaru Covid 19 bi donc mu nekk loo xam ni yee nañu li ñu mësuloon xam nañ ko tey par rapport ak feebar bii di diabète donc mu nekk loo xam ni du ci benn salle bu 500 wala bu 1000 personnes la ñu war a toog waxtaane ko. ndax population yëpp dañu soxlu lii ñu xam ko ndax suñ ko xamee dinañ mën a prévenir pour seen yaram pour ëllëg pour ñu mën a am diabète parce que liy jaxe diabète sax à la limite ñoom wax nañ ñu ko donc mu nekk loo xam ni lu am solo la tey ku gis éléments yi déglu ko di nga xam ni vraiment ñi fi nekkoon c'est des professionnels avérés sincèrement parce que. est-ce que conférence bi dafay nekk continuité wu projet wu phase bi dañ ko ci xaw a sentir est-ce réel. oui possible parce que tamit dafa am benn ëpp bu FINUAP Fonds des Nations Unies ak système des Nations Unies jox commune Gueule Tapée Fass Colobane tey ku jug tey da ngay am fierté pour ñëw si commune Gueule Tapée Fass Colobane ndax projet yi fi am yi fi juddu yi ñu fiy def nga am pour indi sa partition par rapport ak li ñuy def et c'est important donc tout cela c'est pour les populations dafa am solo population yi approprié wu yii di am c'est vrai que bàjjenu gox yi ñu ngi fi woon ndeyu daara yi ñu ngi fi délégué de quartier yi ñu ngi fi couche population bi yëpp ñu ngi fi mais dafay am solo ñu yóbbu leen si biir quartier yi ñu wax ak nit ñi parce que nit ñi soxla nañu loolu moom laa doon wax léegi conférence religieuse yi ñu daan gis pratiquement si saa yu nekkee si koor tey ñun dañ ko changé def ko conférence bi nga gis tey
nga xam ni dinañ yee nit ki si feebar yi nga xam ni war na ko mën a dal war na ko mën a gaañ yàq àdduna njabootam donc mu nekk loo xam ni lu am solo la en tout cas si dundinu askan muy santé ku amul santé amoo dara donc santé mooy lépp looloo tax tey ñu waxtaanee ko en tout cas professeur Maïmouna Ndour ñëw na fi joxe fi contribution bu am solo si xel ak xalaat boo xam ne tey yee na xel yëpp tey ku juddu woon tey di nga am possibilité li nga doon def luy yàqu yëpp dootoo ko def donc lu am solo la conférence bi ñu fi dégg tey. par rapport li ñu fi dégg ban appel ngay def à la population de Fass Colobane Gueule Tapée. waaw appel bi may def peut-être dinaa ko def ci population bi maanaam su événement su koor gi nekkee nit ñi pratiquement du Gueule Tapée Fass Colobane sax sénégalais yi la en général li ñuy lekk dafa bëri suñu ndogee lu ñuy lekk dafa bëri te loolu mën na indi jafe-jafe ci sa yaram maanaam suukar beeg xorom beeg dañuy jaxase lépp lekkandoo lépp mu mën a fàtte yenn kii yi nga xam ne moo nekk ci biir yaram da lay indi problème donc mën nga lekk au fur et à mesure ndànk-ndànk te doo sonal sa bopp doo sonal sa organisme tey loolu lañ doon jàngal vraiment jàng nañ ko mokk na parce que li ñu jàngal tey moom dañ ko dugal mokk na rumbax. maintenant c'est comme c'est le faire comment faire pour que population li ñu jàng fii mu yegg ci ñoom. waaw li ñu wax ak ñoom mooy ni du yam fii rek ñoom dinañ ñëwaat suñu ñëwee dañuy former les bàjjanu gox ndeyu daara yi conseillers municipaux yi ASC yi ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom defal leen benn formation fast track boo xam ni dinañ mucc mën a wàcc ñoom ci base bi wax ak population parce que ñii amuñu jotu chaque jour ñu génn conférence parce que dañuy faj ay nit waaye dinañ am ay relais yoo xam ni dina leen permettre nga xam ni li ñu bëgg nit ñi xam ko dinañ ko xam par rapport ak relais yooyu donc loolu mooy solo bi en tout cas rafetlu nañ ko kontaan nañ ci conseil municipal yi ñëw nañu Koumba Ndiaye ngi ni taxaw Yacine Diop ñoom ñoo ko doon organiser mais vraiment mu nekk loo xam ne c'est nickel en tout cas am nañu satisfaction ci liggéey bi.